salaamaaleykum chers téléspectateurs ñu ngi leen jaajëfee di leen ziar ñoo ngi dellu si waat tey si seen émission Corona Solution di leen fàttali ni si biir émission bi dañuy waxtaanee 3 initiatives mais balaa may yegg ci loolu dama leen di ñaan ngeen takk seen masque ngeen di raxas seen loxo te wàññi dajaloo bi bref balaa may dugg si initiative yooyu dama leen di fàttali ni am nañ ñetti ndaw yu bees tàq yu ma daj ci paquet yoo xam ne ñi ngi seen place man rek la ñuy xaar ñu ngi commencé par Léna suñ jógee ci Léna dañuy jàdd seet niinu après niinu woo naa Abdou Touré pour mu fekk ma bii sans place moom sax nee na mi ngi ñëw yàgg. alors sama gars yi ñu doxantu nànk dem seeti Léna. chance sax nekk mu ci forum waa Léna lu mu demee nag. dolli ziar Doudou na nga def noo yendoo noo fanaanoo loo ñu andi. tey lu ma leen indil mooy ki nga xamante ne dafa doon jóg ngir sensibiliser ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk fii Sénégal ngir ñu moytu waaye tamit respecter lépp li nga xamante ne mooy mesure barrière yi ñu teg ngir rek xeex li nga xamante ne mooy mbas bi fi nekk di Covid-19 coronavirus. Il s'agit de Abdourahmane Sow il est le coordonnateur de COS M23 waaye tamit coordonnateur Revocap. Abdourahmane nuyu naa la fay naa la ban moment exactement nga xam ne lii Covid-19 la corona moo la daal. bi corona ñëwee dañ def un communiqué pour engager les populations à se dresser contre effectivement cette maladie ci lañ teg kuréel boobu il s'agissait d'aller sur le terrain désinfection de certains quartiers. Alors je suis sûr certainement que c'est lors de ces sorties dem ci terrain bi laa am feebar bi. ban taxawaay la sa njaboot am bi nga xamee ni kii nii Covid-19 moo ko daal. solidarité bu extraordinaire. sama waa kër sama soxna samay belle famille. Vraiment beaucoup d'affection. ba mu la dalee yan jour nga gën a sonn début traitement bi milieu traitement bi fin traitement bi. non début maladie bi damay am métitu yaram ba mu jàpp sama yax yi sama fessier bi sama lépp doon metti je ne tenais plus. lan la def ba nga gisee ñi nga xamante ne lii la dal moo leen dal waaye ñoom génnuñu ci jot nañu génn àdduna yow nga ñëw génn ci ban jàngat la def. da ngay jàpp ne sa bés yegsiwul ñooñu it seen bés yegsi nag kenn mënu ci dal ala kulli xaal mënuloo nag ñëw nekk ci dëkk bu ndóol moo xam ne lenn doyul nga bëgg a jël ay 1500 milliards ne pour terre la c'est vrai am na mu ñëwaan njëriñ. mais l'urgence dans l'urgence. mais amuloo ay infrastructures sanitaires amuloo personnel am na moment boo xamante ni mën nañ pointer du doigt la responsabilité de l'autorité étatique dans la gestion de la riposte parce que am na lu ci bëri baaxul. ci Sénégalais yooyu noonu laay duggaat sax ba nga dëggee feebar ba pare génnaat duggaat ñoom naka lañ la jëlee sa insertion ci li nga xamante ne moo nekkaat ci biir société bi. waaw samay waa kër d'abord bi ma gisaatee dañuy sant yàlla parce que tamit bu feebar bu mel noonu amee ngay dégg diw deena yow nga am ci kenn ku mu dal yàlla suturaal ko ba mu dund da ngay sant yàlla. léegi yow ba nga xamante ne feebar bi dal na la nga def sa test yi ba génn yow jàpp nga ni test yooyu noonu ku ko def ba génn bu ñu la joxee sa certificat de guérison c'est sûr que da nga wér wala am na foo xamante ne lajj na. même biñ la nii da nga wér dañuy demaat test la ba am confirmation que wér nga. maintenant il n'est pas dit que wér nga rek dootoo feebaraat bu ñu la joxee certificat de guérison doo wàlle mais nag boo fagaruwul mën nga jëlaat feebar bi mu dal sa kaw wala nga jox ko nit ñi. ñu xam ne geste barrière yi au-delà de nos personnes c'est pour aar ñi ñuy dëkkal suñu environnement te nag ku ci am diine moo xam catholique nga moo xam jullit nga da ngay xool sa diine lim la sant ci teg lor sa mbokk jullit wala sa mbokk catholique délibérément. merci beaucoup il s'agit de Abdourahmane Sow il est guéri mais il n'est pas immunisé comme li ñuy wax rek feebar bi mi ngi fi ñu gën a moytu respecter lépp li nga xamante ne moo di mesure barrière yi surtout yéen ñi nga xamante ne yeneen ndaw yi juste rek di bàyyi xel bu baax que Covid-19 mi ngi fi ça existe rawatina ndaw yi nañ ci gën a bàyyi xel Doudou on se donne rendez-vous prochainement inch'Allah. Léna ñu ngi lay remercier di encourager monsieur Sow di leen wax ni coronavirus comme ni ngeen ko gisee faalewul dara xamul mag xamul ndaw danay fekk sax ngay wër naan moytu leen ko mu fekk la fa ne la bëy
su ko defee dañuy dugg suñu première initiative mi ngi xewee ca Tivaouane ci rajo bu ñu naan Dabakh FM ñu ngi koy woowee cours ciblé ñu dem seeti loolu waaw maa ngi tudd Chérif Abdoul Aziz Touré nekk directeur de Dabakh FM mu nekk la première radio scolaire du Sénégal nekk aussi l'initiateur du programme P2C muy le programme de cours ciblés. waaw parce que corona dafa ñëw nekk vraiment un élément bu def éruption ci suñu vie sans pour autant ñu xam mais ban riposte lañ war a am. et à ce moment je me suis dit que ni man aussi waruñu toog rek di xoole. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai vu les pauvres élèves. Donc, Manini aussi, il faut que nous dimbalions. Donc, ils m'interpellaient souvent pour me dire que tel cours, on a des problèmes. Et là, je me suis dit que pourquoi pas nous créer un programme un programme de cours ciblé. Et on a fait appel aussi à des professeurs expérimentés du groupe Dabakh. man bañ daan toog nañ je crois 3 mois yoo xamante ne jànguñu toog ñu confiné ñu suñu kër yi mënuñoo génn mënuñoo dem école di jàngi ji du coup Dabakh FM dafa mettre ay dispositions yoo xamante ne dañ daan jox élèves yi ay cours yoo xamante ne dañu daan jàppale si cours yëpp en fait du coup jot nañ see jàng lu bëri moo tax ba ñëwee école dañ ñoo renforcer waat li ñu jotoon a jàng rek ñu gën ñoo armé ñu dem defi ji bac. cours yi ñu gën a dispensé mën nañ ni c'est les cours en langue surtout donc en français par exemple et au passage ñu ngi remercier les professeurs de français mais en anglais aussi tamit def nañ ci ay cours et ensuite aussi en espagnol def nañ ci ay cours d'appui mais aussi les matières scientifiques tamit négligé wuñu ko. waaw impact bi mu am mooy que ni mën nañ ni c'est une riposte adaptée au Covid. parce que gis nañ ni xale yi à un moment donné dematuñu woon école donc ñi ngi commencer désapprendre te amatul ñu woon aussi benn contact avec l'école. certes la radio mi ngi doon diffuser des cours mais ça ne suffisait plus parce que aussi ñi ngi nekk ci monde bu nga xam ne image dafa am doole si bien que nag il fallait que ñu def des cours en vidéo bi ñu ko defee nag élèves yi ñoom ci seen bopp ñiy gis le fait que ñuy gis seeni professeurs ñuy présenter ay cours c'est comme si daf leen di delloowaat ci cadre originel bi nga xam ni ci lañ daan jàngee. cours yi nga xamante ne da ngay toog classe di ko def direct lay doon nga jàkkaarloo prof bi mu lay expliquer ngay bind ci ngay gën a mën a comprendre si cours yi ngay defee yoo xamante ne si ay rajo la ak ay téléphone yooyu noonu mais bon lépp ay cours la te ñun. ñi ko doon def aussi dañoo spécialisé seen matière yoo du coup dañuy jàppale te defal nañu loo xamante ne ñun waaw c'était quoi mën nañ ko armé woo quoi. bon prochaine étape bi nag aussi mooy que ni lépp dañ ko def dans le cadre d'une radio scolaire donc bëgg nañu aussi fii ak lu jamono ju néew ñu mën a am une plateforme digitale bu nga xam ni mais dinañ ci mën a def ay cours. pour toutes les classes mais bu boobaa nag cours yooyu mais ñëpp ci mën a bénéficier comme ça dootul jar toujours ngay dem école wala ngay inscrire pour mën a jàng mais di nga mën a toog foo toog lépp loo soxla mais plateforme bi dina la ko mën a jox ñu ngi ciy liggéey actuellement ak ay informaticiens. ñii de ñu jar a encouragé lañ parce que gis nañ ñi am nay élèves yoo xam ne jàng nañ ci ba macha allah am nañ ci seen bac ñoom dañuy xool élèves yi fi ñu gën a nëbee cours yu ñu gën a nëbee ñu jàppale leen foofu. suñu jógee si suñu cours ciblé yi nañ dem seeti Ninou la waa Ninou maa ngi ziar foo nekk. mais delloo naa la ziar Doudou Feuille de vidéo maa ngi nii Yoff lycée Ousmane Sembène bu Yoff village tey damay rencontré. asalaamaaleykum wala boog. Julien nu mu demee. comment tu vas. ça va. maa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm est-ce que dafa nar a taw suñu kaw. ba boo moytuwul la. kon boog il faut ñu gaaw. bienvenue. Julien dalal ak jàmm. merci sa kër gi rafet na nice na yaa ngi ñëw. entrée bi rafet na mais ci biir dafa cool. Julien looy def lycée na nga nam jàng. ñu ngi fi parce que dañu war a defar 6 salles de classe yoo xam ne balaa le 14 war nañ ko jox xale yi war a def examen. pour BFM bi. pour BFM bi le 14 septembre. 14 septembre il faut nga pare 6 salles de classe comme ça gars yi def ko si jàmm ak salaam. voilà parce que amuñu beneen école bu ñu leen yóbbu. te classe yi amul woon toit amul woon électricité amul woon porte amul woon fenêtre. mais c'est chaud ça si Covid bi en plus comment tu te débrouilles naka ngay def. waaw ñu ngi woon ci joxe masque yi. bi école yi waree tijji ñu nekk ci école yi di nettoyer. mais ba ñuy nettoyer dañoo gis ni école yu bari dafa am problème. parce que dañoo nekk di délabré wala dañoo nekk di yàqu toilette yi baaxul. ak espace bu mag bi. ñu commencé réfectionné ñu ngi woon Blaise Diagne. fii woo ñu en urgence ñu ngi fi.
donc commencé nañu léegi ñu pare. kon léegi ñu dugg si biir xool. waaw kaay ma woon la saal yi ñu defar ba pare nan lañ ko defaree ak liñ ci jot a def yëpp ak volontaires yi ci jàpp ñëw di ci liggéey. mais kan moo la woo pour nga ñëw defar fii. administration bi. proviseur bi. proviseur bi ak ay acteurs de l' école yoo xam ne dañuy gis ni école yi baaxut ñu woo ñu wala ñu message ñu ci suñu page Twitter Facebook. waaw dañu kaay leen ngeen jàppale ñu ci école bi et on est venu. mais yow bu première fois bu nga ñëwee lan moo la gën a choqué si salle de classe bu nga ñëwee. ni mu màggetee parce que géej gi daf fi jege. waaw donc matériaux bi ñu fiy def day gaaw a yàqu. waaw donc day kii carrément. surtout que école bi moo ngi juste à côté géej gi. mës nga gis kuy jàngale yaa ngi xool di gis asamaan bi. kaay je te montre viens je te montre. ma won la nga gis. mais man nuyu ma Doudou Doudou bëggee. Junior maa ngi nii de bëggee. récupération écologique bi ñuy def ci yeneen réew mi indi ko fii comme bu ñu waree def ay bancs en fer ñu def ko ay bancs écologiques et cetera dina mën a tax école bi. te loolu yëpp mën nañu ko def fii Sénégal entretien bi ñuy importer. ak entretien bi surtout toppatoo bi dafa war a baax. donc danañu def lanu mën lanu mënul ñu dénk ko suñu borom di ñaan yàlla mbas mi jógee fi. amiin suñu école yi baax. jàng beeg wér-gu-yaramu réew mi baax. amiin. waa nii nga yow ak sa masque. mais masque ouverture yow lu si soo yoon man dama de respecté naa distanciation bi bu baax. moytu ma dama bëgg nga moytu ma en tout cas yow Junior ñu ngi lay féliciter di la encourager parce que li ngay def am na solo trop da ngay dem ci école yi nga xam ne soxla nañ ko nga defaraat ko. bu ñu jógee ci Junior dañuy dem seeti Mara bi nga xam ni moo réalisé film cas communautaire ñu dem seetaan loolu te ñëwaat. feebar bi amul lii fièvre la rek rayul benn africain ñun suñu der dafa dëgër leer nañ naa leen wax. donc cas communautaire dafa nekk loo xam ne dama ko doon gis quoi si jamono yi nga xam ne pandémie bi mu ngi gën a bees boobu ñu ngi doog a commencé premier confinement bi affaire yi may gis affaire yu bëri muy daw ma ne pourquoi pas léegi projet yi ñu waroon def te mettre ko en attente pourquoi pas ñu def dara like just do something ñu def dara. donc si laa toog di gis affaire yu bëri yuy daw maanaam li ngeen gis si cas communautaire yëpp ay affaire ay jàngat yi ma doon gis la ci population bi ak ci environnement bi ñu nekk ak ci milieu bi ñuy dund actuellement comme genre moment bu dark moment boo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp yaa xam te nañ mu dañ di sedd yu bëri tamit ne pourquoi pas exprimer wu ci lii may gis nii dañu xool population bi ni ñuy dundee ak li nga xam ne mooy daw si dëkk bi gis nekk yenn nit ñi ni ñu ko jàppee ak ñeneen ñi ko parce que am na ñoo xam ne dañ ko jëloo sérieux ñoo xam ne jëluñu ko au sérieux soo ñu def mélange boobu boole waale ci maanaam li nga xam ne mooy wàllum stigmatisation bi nga xam ne moom la ñuy gis fii nii africain yi di ko dawal si lu jëm si feebar bi lépp lu nekk si cas communautaire rek dafa nekk loo xam ne gis nañ ko pour leen images dañ ko gis jéem a fexe nuñ ko tegee si écran bi. Madame Ndiaye, calmez votre fils. Madame Ndiaye. ci 2 jours laa ko bind dama ko bindee ci anam boo xam ne dama si utiliser ay technique d'écriture cinéma yu bëri yoo xam ne maanaam mën na wane message bi parce que tey jii ñun suñu mbëbët si film bi mooy ku dul dégg sax soo xam du dégg tey jii bu toogee xool image yi gis bon xam seeni ni ñu toppantee ak breakdown bi ñu ko defee dina comprendre film bi defuñu ko pour politique defuñu ko pour ay fonds defuñu ko pour kenn dañ ko def rek parce que projet la suñu projet bopp la boo xam dañ koy def xaaruñu ci dara dañ koy def maye ko jox ko population bi. booy xool ñu bëri comme le personnage de Badou bi nga xam ne mooy vilain bi si film bi booy xool premier mot yi muy wax yaa ngi dégg mu naan bon feebar bi amul gëmuñu ko ñun africain der bu ñuul lañ yore dafa nekk loo xam ne man personnellement si ki tax ma inspiré wu si personnage boobu ci waxtaan nii lañ toog waxtaan teg ataaya muy tenir même propos yoo xam ne moom la Badou doon tenir ay personnage yu bokkul mentalité tey jii boo xool ñetti personnage moo si am muy Ali
mooy ki nga xam ne mooy am problème mental yi Omar le conscient Badou l'inconscient donc mu nekkoon tournage yoo xam ne wax dëgg yàlla métti woon na trop donc ñu posé suñu choix si nga xam ne am nañ expérience pour liggéey bi mën a gaaw pour mu bañ a nekk di tardé te alhamdulilah Dieu fait bien les choses donc ñu ngi ñaan bon lii yëpp jóge fii ñu move si yeneen projet yi nga xam ne moom lañ bëggoon taxawal si 2020 te actuellement nii commencé Mara ñu ngi lay jaajëfal di leen wax ni sensibilisation dafa am solo maa ngi profité ci lii di leen wax di leen takk seen masque seen loxo yi di leen ko raxas waaye soyez prudent. tous les copains ku nekk ñu ngi tànn rek xam woo ko sax. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Doudou. waxtu waaye dafa ndax damay mesurer rek xool distance bi respecté nañ ko balaa maa toog si chaise bi. ça pare nga rek. bañ a pare dëkk bi wóorul. corona bi am. mu ñëw dara wóorul jëlal foofu fii sol. yaa ngi si jàmm. waaw naka ñu ngi lay jaajëf naka liggéey bi. kontaan rek yaa ngi dox ci kaw dóor rek. parce que yow say affaire wóorul. nga xam nga da ngay recevoir rek. j'aime ça. naka mu nag sant gu la. waaw. mbokku téléspectateurs yi tey nag suñu invité mi ngi nii toog Abdou Touré. ku ko xam ni moom dafa bëgg environnement dafa bëgg bien-être tey nag moom lañ fi woo mu toog waxtaan ak ñun yokkuñu xam-xam xamal ñu affaire yi ni muy demee yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. yow je t'aime bien mais dama bëggoon xam coronavirus yan changement lay am ci environnement bi. Doudou lu ma la mën a wax mooy que ne Covid bi bu mu duggee Sénégal ba tey daf ñu bundu xatal fitnal ñu ërtal ñu yóbbu ñu am fu ñu sës ba nga xam ne dañoo mujjee nekk si tiit ak njàqare mais si tiit ak njàqare googu nga xam ne ku nekk nga toog sa kër ñii état bi tënk leen ñi ñu tënk seen bopp ngir daw virus bi wóorul am na lu bari lu ñu seetlu dafa mel ni nature bi loolu la doon xaar pour souffler benn bouffée d'oxygène. ah kon tëju bi am na solo. tëju bi am na solo kon kay dañu ne woon gën a tëj ko solution am na. mais man li ma gën a soxal ci loolu yëpp mooy impact bi mu am si biir Sénégal bii nii fii. parce que ñun yenn mala yi amuñu ko. loolu dama siy sawar. xam nga balaa ñuy tënku. waaw si Covid bi. président Macky lu mu waxoon. dafa woote woon. ngir nit ñi seetal dëkk bi Sénégal propre. léegi nag li seetlu gi mooy. bi ñu commencé déconfiné. nit ñi di delluwaat ci liggéey bi. Dakar gis nga ko nu mel. waaw man kay damaa tiit. gis nga ville yu gën a pollué ci monde bi. Dakar loolu lay nirool saxaar si. mbuusu café yi mbuusu meew yi mbuusu ndox yi lépp si dëkk mbuus gee bëri mbuus yi saxaar man fu ma nekk Dakar da ngay dox tissu li dina bëgg a rey ndax gaz yu métti. te boo tissu li mën na lépp parce que te ñun da nga feebar. waaw foo ngay sol masque. dangereux. léegi nag boo xoolee loolu. man dafa am lu ma tiital. boo xoolee lu mel noonu ak seen président lu mu waxoon ci njëlbeen. waaw ne nañu seetal dëkk bi. dafa mel ni ñuy jublu nit yi te bu yàggul journée de l'arbre. demandé nañu jëmbat ay garab. donc bu nit ñi respecté wul Sénégal propre. seetal dëkk bi. ndax dinañ jëmbati garab. lu ma yéem a ngoog. nañ jëmbat lu ma yéem a ngoog. loolu il faut ñu taxaw ci parce que lu am solo nga wax mais ngir ëllëg tey ji ñu mën dund ak harmonie ak sunu environnement ndaw mi foofu nan la fa war a taxawee. très important. importante. très importante. je t'aime bien. yaa xarañ. yow la de affaire bi yow la. gis nga boo dee nit. mu wóor la ne ëllëg di nga ñibbi barsàq. wala da nga war a jóge fii. nga liggéey bu xarañ am ndono héritage boo war a bàyyi sa askan wala sa njaboot. jeunes yi fa lañu war a xoolee. de telle sorte que tey bu ñuy liggéey dañu war a innovant dañu war a efficace. dañu war a pertinence li ñuy def. ndax ëllëg lañ fa war a bàyyi. nit dina jëmbat garab du ko jëriñoo. waaye ña koy jëriñoo ëllëg. waaw ñoo tax. di nga tabax kër gu ñeen ñaaññ dem bàyyi ko fi. pour ñan ko bàyyi say doom. di nga tax ngandi entreprise industrie bu rëy bi ngay dund xamoo sax fu muy dem mais si sa ginnaaw dina dem ba nekk en bourse di jur
dëgg la loolu lañ war a sóoraale suñu environnement. est-ce que yow macha allah balaa ngay dem comme que amul ma damay bàyyi ma pisalaata rek donc gannaaw jëlal rek doo si dara mën naa sax may masque pour booy dem ba yóbbaale ko. bu boobaa masque ñu ngi wax si wàllum environnement. masque bi gënal ma woon la gënal gis nga xeetu masque yi dama si gis lu bari taxawal si dëkk bi. si ndox yi. nga xam nawet lañu nekk. maa ngi gis nga affaire yi di ball fu ne. foos yi. comme ay serviette hygiénique ak yooyu ni ko gars yi di sàndee n'importe où. man pour man xaaral damaa dem gis tailleur bi mu defal ma masque bu baax boo xam ne bii dama koy faral di fóot. am naa si ay 5 ba 10 may alterner du ma sànni dara. il faut di sol mel ni yéen. il faut que ñu écolo si suñuy action. masque yi baax na waaye ku ko ci mën di wut masque yoo xam ne danga koy fóot yu am ànd ak ay normes. bàyyi sànni di ko sol bàyyi sànni bi si mbedd yi. xam nga wax nga lu am solo. si li nga wax yëpp non dafa am solo dafa am solo. te nag day doxal suñu entreprise yi. non da ngay doxal tailleur consommé local. daf si am solo daf si am solo. merci beaucoup kontaan nañ trop. war naa la jox loxo waaye. non garawul situation oblige. ba beneen yoon. dégg ngeen lu mu wax masque yi sànni bu bëri baaxul foos yi sax day càng day sànni rek wóoru. ñu jógee ci loolu yëpp dañuy dem seeti suñu dernière initiative bi nga xam ni association des tailleurs ñoom ñoo dajaloo pour jàppale gouvernement bi ñu dem xool lool te ñëwaat. rek man la Moustapha Fall para couture lañ ma gën a xamee. Soxna Ndiaye ñu gën ma xam ci Sow Design ma nekk couturière. nekk président ADESMAT association des maires tailleurs du Sénégal. donc li indi initiative boobu mooy Covid bi dafay duggoon coronavirus bi nekk fii bi mu ñëwee période boobu liggéeyatuñu woon dara ñu ngi toog defuñu dara léegi après ñu ne pourquoi pas comme en tant que yor nañ association ñu jéem a xool wala solution lañ mën a def ñun tamit pour jàpp ci xeexu dëkk bi. ci lañ defee ay dons ay masques ñëw ay masques aussi maye ko si dëkk bi publier ko dem fu nekk maye fa si hôpital yi ak yu bëri donc bu ñu defee loolu ba pare ci la ñu lancé appel ci autorités yi nga xam ne ñu ngi nekk ci dëkk bi. par exemple masques yi nga xamante waroon nañ ko jël di ko importer en extérieur ñu leen nañ ko jox ñu ñëw ko fii si lañ demee gis partenaire bu mel ni waa DER ñun ñoo ñu jox marché def benn projet 10 millions de masques ñëw jox ñu ko ci lañ loolu lañ nekk di liggéey ba association bi yëpp liggéey nañ ci. nekk lu ñu ñëw rek commencé toog di defar dañ ko certifié mu jógee ministère am ay normes yu jaar yoon au début du ñëpp mënoon jënd masque parce que masque yi mu doon dem ba 500 francs donc nga jël ay masque partagé ko ñëw fekk leen koo may ñaari masque mu nekk masque yoo xamante ni c'est lavable je pense que mën na ci dem bu takkee bii ba mu tilim mu fóot bële. masque yi njëriñ bi mu am bëri na parce que tamit feebar bi dañ ne dañuy wàllee si ngeen joxente loxo ngeen nuyoo boo xoolee masque yi ñun ñu ngi koy ñëwee dañuy propre dañuy laal gel ba pare takk suñu ay gants pour protéger wu. wax bi nga xamante ne li ñu interview moo tax ma teg sa masque mais sa masque mi ngi nii ak man donc njëriñ bi mooy dina tax ba yow doo wàll ki nga xamante ni moom ngay waxal ki ngay waxal tamit moom bu sëxatee wala mu def dara du la wàll ça veut dire que am na njëriñ tey bu Sénégal yëpp mobilisé woon doon takk masque yi donc dina gën a wàññi feebar bi fii dina fa gën wàllante bi dina gën a jeex daal. loolu tax na comme projet bu mel noonu ñu liggéey ko si dëkk bi fii tamit def ko tamit nit ñi dañ ko war a consommer ñu arrêté masque yi nga xamante ni ñoom lañ doon ñooñu importé di ko exporté di ko dugal si dëkk bi ñu consommer li nga xamante ni moom lañ liggéey ci dëkk bi te liggéey lañ fii lu doy loo xamante ni ku ci bëgg rek boo xamante ni mën nga ci commandé ñu defaral la si ci biir dëkk bi. mën nañ ni ñëw nañ liggéey nañ 1 million de masques ak association bi donc tailleur yi mujjoon toog seen kër yëpp dañu retourné waat atelier liggéey ci masques yi wax dëgg fa yàlla ñoom ñëpp am ci satisfaction mu jariñ ñu am si bénéfice bu baax parce que gis naa ci yenn tailleur yoo xamante ni amoon nañ ay projet mais masques yi permettre nañ leen ñu accomplir seen projet yooyu nga xamante ni si moom lañ amoon. léegi nag étape bi si topp mooy fi ñu commencé woon rek foofu la ñuy continuer ndax nañu commencé woon di def di partager dañ koy continuer waat xam nañ ni màggal Touba bi mu ngi ñëw c'est pour bientôt léegi dañu prévoir defar nombre de masques bu takku yóbbu ko Touba parce que ku ni màggal ni mbooloo daje dafay am donc ñu bëggoon def suñu participation aussi jël masque yóbbu Touba comme Tivaouane après noonu lañ koy defee par dessus. ay waay man kontaan naa coronavirus bi kenn toogul gis ngeen tailleur yi ñu def dañoo dajaloo defar 10 000 masques 10 000 masques la lay wax nii xam nga ne nii surfilé nañ omb nañ passé nañ ba mu tàlli defar raay ba mu jug boobi jarul nga may dëggal dañ ko defar. Mes chers amis, l'émission tire à sa fin.
ñu ngi leen di remercier ci seen fidélité mais balaa ñuy dem dama leen bëgg fàttali ni vote bi c'est simple et c'est gratuit doo fay dara da ngay envoyer Corona Solution au 21 200 je répète 21 200 nga tànn 4 cours ciblé 5 film cas communautaire 6 association des hombeurs maanaam tailleur bu leen fàtte voter ku leen neex balaa may dem nag wax leen dara loo xam ne gaañu kenn ngeen dem suivre ñu suñu réseaux sociaux yi Instagram ñi ngi tudd foofu Corona Solution Facebook Jambar Corona Solution mooy suñu groupe on se donne rendez-vous à la semaine prochaine yes